En tout cas, donc, moi, let's get it going. Et puis, depuis quand t'as pas été à Paris? Un moment. Un moment. Ouais. Mais kenn seetuma nag dégg naa ci la dégg naa dañ may wër am telling you. Non, mais man li may wax mooy je parle par rapport à ta carrière artistique. Non, mais that's your private life. I'm not gonna get into it. I'm telling you, version bu nekk dégg naa ko ci jëm. Dama jox occasion pour ma leeral benn affaire. Vas-y. À ce qui paraît dañ may wër, à ce qui paraît dañ may nangootuma. Comprendre waaw. Genre dama def benn njombe bu tax ma daw nangootuma dugg Panaam genre wax yooyu dégg naa. It's just a choice. samay doom ñi ngi fii ñëw nañ fi delluwaat nañ Paris bërki démb you know man maa def Paris 14 ans benn instant sama carrière gënal ma wéy bu ma nekkoon ma préféré ñëw toog parce que xam naa sama bopp xam naa Paris ban genre nit la ma mën a def xam naa Galsen ban genre nit la ma mën a def ma make sama choice ñëw toog Galsen pour le moment instant mu bëggee duggee Paris xanaa ma bëgg a dugg waa France ne ma boo dugg suñu dëkk bëgguñu nga dugg suñu dëkk am nañ seen droit mais fii lépp a ngi normal su ma bëggee dugg Paris damay jaar ci aéroport bi gars yi jaar dem Paris def la ma fay def whatever yu demee noonu donc gars yi pour une fois musuma ci communiquer yooyu noonu gars yi di wax que ne nit dof na yëpp ay bullshit. aspect bi ma bëggoon dugg mooy pourquoi xam nga tu n'envisagerais pas après 10 ans de faire une tournée internationale foofu laa doon ñëw quoi. On est en train de préparer ça parce que aussi on a déjà fait des concerts réussis en Espagne, en Italie et à Paris et bëgg nañ aussi yóbbul leen li ñuy jot am ci diggante bi ak ñoom li ñu namm parce que man sama public bi ma fa am man leer na ma ni am na fa ay villes yoo xam ne su ma fa doon def concert j'ai même pas besoin de faire une promo fu mel ne Paris fu mel ne yenn ville en Italie ak quelques villes en Espagne donc ñun am nañ benn potentiel bu ñu mën a exploiter te ñu ngi nekk di ci liggéey ak di xool yenn partenaires ñoo mën a accompagner loolu pour mu nekk step by step yaakamti ñu ni dara et puis foofu c'est pas une fin en soi li ñu am fii aussi ñu ngi koy am ñu ngi cool ak Galsen donc loolu bu jotee dinañ ko def easy. Alhamdoulilah. Oui. Alors y a-t-il quelque chose dans ta vie que t'as jamais partagé en public? Oui bari na mais du moo tax duñ ko partagé moo tax duñ ko partagé en public. ok. Léegi le hip-hop a sauvé la jeunesse d'aujourd'hui. Oui ou non? Oui. Vas-y, donne-moi ton opinion là-dessus. Je pense que commencer ci ñoom Ndongo di ci ñoom Xuman Awadi gars yëpp boo leen xoolee ceux qui sont devenus ceux qu'ils ont été ceux qui représentent niveau intelligence niveau étude niveau entrepreneuriat niveau fi ñu toll ci seen life tu sais que ni li ñu doon bindi seen texte yi ça se justifie ça s'explique finalement comprendre fi ma tey c'est des chefs d'entreprise yu taxawee position quoi ñoo créé des trucs ils ont influencé des étudiants ils ont montré des gens qu'il fallait terminer leurs études ils ont montré des gens qu'il faut nga am éthique dans la vie boo nekkee médecin il faut nga doxale nii boo nekkee police il faut nga doxale nii soo nekkee temps il faut nga doxale ils ont fait tout ça te boo ko xoolee ci Matador aujourd'hui ils emploient des gens ñu ngi employé ay nit ñuy liggéey ils permettent à des gens d'aller faire des formations ailleurs ñëwaat di jariñaat Sénégal et de cette même manière lañ doon transmettre loolu énergie bu positive boobu ci seen ay fans à travers leur texte léegi pour Galsen a écrit beaucoup bu ñu ko doon def ay livres tey da ngay reebu sonn ils ont beaucoup écrit Gaston a beaucoup écrit yoo xamante si boo doon déglu rek di nga xam ban rapport nga war a am ak sa yaay boo dégloo Gaston buy way yaay you know boo dégloo Books muy way affaire de show di nga xam ban rapport nga war a am ak jigéen ñi comme xam nga boo dégloo Canabasse mu way yaayam di nga xam nan la góor war a remercier yaayam au moment de sa vie comme xam nga boo dégloo keneen mu def leneen de cette même manière là la ñuy influencer jeunes yi parce que aussi musique dafa grave quoi you know musique c'est parfois da ngay bind live jàmbur te doo ko yëg nit ki parfois dana dem ba toll au bord du xam nga pratiquement sax mënatu ko quoi mu déglu benn affaire bi boosté ko you know mu jaaree foo commencé man j'ai eu tellement de gens qui m'ont écrit qui m'ont appelé wax ma son ci pet li mu def si ñoom que tey jii je te dis un truc le hip hop fay na ma quoi loolu rek doy na fay sa am na góor yàlla yoo xam si mujj nañoo dem jaayante ko ba tey ñu yor ay njaboot wala ñu yor seen yaay te chaque fois dañuy ñëw ne ma sa son bi dara quoi te da ngay xam que ni yow participer nga benn brique ci réussite boobu noonu te ñoom ils ont eu la reconnaissance dañu ñëw ne la vraiment te man dama suis am tellement de ba léegi nii de témoignages yoo xamante si nii je suis témoin de ça fenuma quoi yàlla mën na ma seede donc ni ma ko si amee noonu la ci artistes yëpp j'imagine amee ay tonnes et des tonnes donc le rap Galsen a vraiment sauvé la jeunesse sénégalaise à travers aussi ni ñu engagé woo pour seen dëkk il faut le dire quoi ni ñu engagé woo côté quand il askan wi soxla leen ci benn affaire bu urgent ils sont là
Quand quelque chose de social, ils sont là. Okay. Quand c'est politique, quand ça touche la constitution ou des autres, les rapports ont été toujours devant et ont montré le bon chemin. Donc voilà quoi. En tout cas bro, merci beaucoup. It was a real conversation. Kontaan naa trop te xam naa ni waxtaan bi faut ñu def faut ñu def partout mais si tu as quelque chose à dire à tous ceux qui t'écoutent. Mais maa ngi gars ko maa ngi big up ñëpp quoi ci 10 ans yi aussi xam nga def naa fi des trucs yoo xamante si nii kenn mënu ko dindi gars yi mu doon fight gars yi mu doon boycott gars yi mu doon étiqueté ñooñu ñëpp tey jii am naa raison seen kaw parce que 10 ans mi ngi fi ma kon ne def li may def. bëri na yoo xam ni principe bëri na yoo xamante si ni principe ak conviction du ay fen quoi gars yi mooy liggéeyal ñu may xool am na affaire yu bëri ñuy organisé yoo xam si ni proposé nañu ay millions xaalis ñu bañ ko parce que dañu am ay conviction ak ay principe bëri na yu ay artistes nangu ñun ñu bañ ko parce que ñu am ay conviction ak ay principe et dañu bëgg rek gars yi xam que ni li ñuy juux dunduñu leneen lu bizarre li ñuy gis si nit dof di ko dégg si réseaux sociaux yi wala si ay musique am loolu mooy le vrai nit dof te incha allah rabbi ñu ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu maintain loolu noonu ba duñu rusloo suñu ay fans yoo xamante si ni plus de 10 ans mi ngi nii ñuy ànd ak ñun di daanoo ak ñun di jóg ak ñun di ñu jàppale donc ñooy show love ñëpp Hip Hop Galsen ñooy show love ñëpp amuñu kenn benn problème bu particulier kuñ ci amal malentendu gëm nañ ne dina jeex donc ñooy show love ñëpp di jox gars yi rendez-vous show of the year 2018 bientôt dinañ leen wax date bi ak thank you bro thank you keep it on wax détaillé ma lii yëpp en freestyle let's get it going yeah let's do it on a freestyle 10 years kill them mën nga ci mbedd mi di far every day every night I was doing my thing I was keeping the wheel money man do my yóbbu fenn I need respect. I need the street. Real nigga give me love. Show me love every day. I'm a gangster. Killer, represent the street. I'm a gangster. You squadra, I still the same. I still the number one. Come test me, nigga. You ain't die for real. I'm the hottest nigga. I'm the hottest one. And they know this shit. 10 years, nothing bad to be demented, nigga. Money no, money dead. Families no, money dead. I be still the same. I don't give a shit. I'm a rapper for real. Man dama bàyyi ay millions ñëw di def rap kon bu doon ay millions rek du ma ñëw ci rap shit nigga dama ñëw parce que dafa am lu ma gëm ak fu ma bëgg a dem dafa am lu ma bëgg a yéene sama réew nigga lu ma yéene sama jeunesse ak sama game nigga moo tax ma ñëw daal di dat toog di ko maintain muy metti killa Mr. Change killa Mr. Sumi Toubay killa Mr. Daw killa Mr. Change boy I'm the number one yeah represent for real represent for y'all musul yamba nah nigga musul yamba ñun dañu yegg si fight li ñu moom nigga musu ñëw sumi tuñu tubay musu ñëw ñaan natt wala saraxu fight li ñu def ba jot suñu lekku wa ma homeboy Hill Squad sama gaañi tanka Gemza ñu ma leen fay all day all my niggas fu ma nekk ñoo nga fa fu ma daa ñoo nga fa fu ma faay ñoo nga fa all my killer gangster for real I'm a Hill Squad international yo loo def tey fekk na ma def ko démb loo ñoddi tey fekk na ma ñoddi ko démb loo yor benn fekk na ma yetti ay ëmb oh nigga maa la gën a king maa la gën ënd maa la dàq rap maa la ëpp money I don't give a shit bu ma ñoddi gangster bi may nekkoo bi may waaroo nigga bu ñu dajewoo ci mic noonu ngay waaroo microphone maa ngi nii tekki naa samay jaaroo nit dab njambur la ak waalo I don't give a shit yow sa taari laay laalo Keep it going, man. I'm changing the beat. Let's get it going. It's the Joint Killers in the building. Yeah. Come on. I'm in the building now. Rocking with my homeboy, YD Killer in the house with the Deal Squad deal. The Deal Squad clone. The Deal Squad killer with the Deal Squad member. When I keep it on the mic, it's going hot. When I keep it on the mic, it's going freestyle like nobody else. I'm a gangster, I'm a super down on the rocker. Hey nigga, they don't wanna mess with me cause I'ma bring you danger in your family, I'll kill you. Murder your mama and your body, I don't give a shit. Man, I'm a gangster for real. When I keep it on the microphone, things is going fire. Like a satire, yes, Naya. Killer in the house, I'm a super flyer. When I keep it on the mic, you can see the real MC. Little Rabu Chopper, little Rabu motherfucker. When I keep
ñëw na maag ñu xam ni MC bi ñëw na bàyyi rappeur yi ñëw na pop rappeur yi ñëw na they say Papa Killer I say shut the fuck up nigga I'm the number one MC the man bu ketta mag di la jox ay riim yow def naa leen ay victime ñoom ñëpp la team di leen bëgg a teg samay team oh yaa ko tey yow Killer mu nga yar benn little sikkim ñoom ñëpp la jël def leen ay fucking lil kim di leen time every motherfucking day you say oh I like it I say shut the fuck up I'm the number one the gangster man from Deep yo man come on man yo, this shit is a rap. It's a rap. I know you're hyped today, man. It's all love. This is real hip hop, no gimmicks. Galsen style, then this is how we rap it to the fullest. Killers in the house. Show of the year is coming. Breakers up, get your bitch ass ready, cause it's coming to your black ass. No doubt, man. So we wildin' today, man. Mais grand content naa li ñu def rek un dernier mot à tous ceux qui t'écoutent en ce moment. This is the joint, man. Yeah, for real, man. Di baalu àq di jégalu léeg-léeg si kàddu yi dëng yi mais xam nga loolu la quoi nit moom matul quoi you know parce que li ñuy joxe rek mu génn suñu xol et parfois aussi ñu bëgg a expliquer yenn yi bu mu fekk ñu ci xaal ñu waxe neneen quoi mais ñu ngi baalu ñëpp àq et puis di show ñëpp la ñu doon déglu di la show love YD mais YD foofu bi bokk nga ci gars yi njëkk a push nit dop avant muy ñëw Sénégal 2007 ñu njëkk a teg Kalashnikov Saturday night ba gars yi dañ ma doon kóol ma non yow YD gan lii la you know donc 10 ans après il faut que ma show le love parce que il faut aussi gars yi xam que ni am na un moment donné peut-être amoon na benn malentendu mais loolu noonu. Nah, that's nothing. Come on, forget about it, bro. Non, ma kóol la ñu waxtaan. Forget about it. Like a man to man. Forget about it. Like a man to man ñu waxtaan lépp nice, you know. Fàtte loolu, man. Forget about it. So my show love ñëpp. Zik FM, The Joint, and my clique Gens Out, my man Paco Torres, my man Babs, my man Momo, Tamsi, Khali, everybody. Sama ko fay indaale woo ko tey nu mu jëli. Khali. Waaw. Khali. Khali dama dem géej waay quoi. My nigga Khali show love, yo. Salute. Salute, bro. Warning.